parce que tout simplement xam ngeen ne li ñuy dox farata la xam ngeen ne li ñu tax a jóg mooy Mbour te mooy Mbour gi nga xam ne ñun ñëpp dañoo am ambition yóbbu ko ci nu mu gën a kawe muy Mbour gi nga xam ne bi yàlla sunu borom créé monde bi créé continent yi ñu dagg ko ay dëkk yàlla daf ñoo jagleel Sénégal ci biir Sénégal mu jagleel ñu département de Mbour ci biir département de Mbour nag ñun ñu am commune de Mbour bi nga xam ne moom dong lañu am ñun ñëpp nag ñu vivre fi ay situation yoo xam ne kenn ku ci nekk boo wéetee di nga xam ne amuloo li nga bëggoon en tout cas ci dëkk bi fi nga xalaatoon ne foofu la war a nekk parce que Mbour dëkk bu mag la may profité rek di féliciter le comité électoral bu Aljabel bi nga xam ne sunu frère le président Mor Sall moom moo ko jiite mu ànd seeg responsable Benno Bokk Yaakaar yi yépp ñu ànd bu rafet àndu ngor ak nawle di yëkkateendoo di tegandoo di def un travail de fond extrêmement important ba pare di innover parce que tey jii defe naa ne journée bi ni mu demee dinañ ci jàngat pour suñu yeneen journée yi di ñëw ñu mën see amee résultat yu mel ni yii ñu am tey kon maa ngi leen di féliciter bu baax ci taxawaay bi ak ci liggéey bu rafet bi waaye loolu yëpp day dellu si waat rek ci ñun ñëpp li nga xam ne moom moo ñuy yëkkati mooy bëgg Mbour mooy nekk ci dëkk boo xam ne yàlla da koo teral ay mag ñu baax ñu fi sa journée Mbour mooy dëkku Serigne Saliou Mbacké Mbour mooy dëkku Ahmad Lamine Dabo Mbour mooy dëkku El Hadj Gorgui Wade Mbour mooy dëkku El Hadj Ahmad Wade Mbour mooy dëkku El Hadj Youssoufou Fall Mbour mooy dëkku El Hadj Ablaye Faye Mbour mooy dëkku Tafsir Demba Sall Mbour mooy dëkku Cheikh Ahmad Lo Mbour mooy dëkku Cheikh Tiefay Diouf Mbour mooy dëkku ay kilifa yi dul jeex sëñ Ousmane Seck Thierno Mansour Bara waxoon naa ko léegi donc ay kilifa yu mag ay wëllu yu ci même période ñoo doon yeewoo fii ci dëkk bii ñu naan Mbour dëkk boobu kenn waru ko seetaan muy continuer di nekk situation boo xam ne du bi war boobu mooy premier jagleel bi ñu yàlla jagleel par rapport ak Mbour deuxième bi mooy yàlla dafa jël Mbour mënoon na ko samp ci désert mënoon na ko samp ci ay montagne mënoon na ko samp ci glace waaye mu samp ko fii ci Petite Côte bi ci booru géej gi mu am climat bu baax mu samp ko ci géej gu teey sunu mbokk gendar yi dañuy tooñ géeju Mbour bi naan géej gu jigéen la parce que Grande Côte bi du mu yëngatoo melul ni sunu géej gi nga xam ne mooy géeju Mbour mu jël ko def ko entre deux stations balnéaires mooy Saly ak Pointe Sarène bii di ñëw mu teg ko à côté de la zone industrielle de Sandiara sunu boroom jëlati Mbour teg ko watu zone industrielle bu Diass def ko à 20 minutes de l'aéroport de Diass président Macky Sall ñëw indi ñu autoroute à péage bi ba pare jëlaat autoroute à péage bi di ko ñor di jëmale ko Fatick ak Kaolack ba pare muy dëkk boo xam ne mooy premier centre de pêche artisanale du Sénégal di deuxième centre sportif du Sénégal
am nañ fi roi des arènes démb Bombardier mu ngi woon fii ngeen nekk ñaari yoon am nañ fi ay yeneen ni champion de lutte ñoom buubu assurance a ngi fi ñoom Pakala ngi fi ñoom Jordan ak ñeneen am nañ fi ay équipe première division ay équipe yu fi def jaloore bu nekk ku mel ni Stade de Mbour fii la nekk ku mel ni Mbour Petite Côte fii la nekk Kër Madior fii la nekk Demba Diop FC fii la nekk yooyu ci biir commune Mbour donc sans compter équipe yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci ay national ak ay régional comme ay Diamaguène ak yeneen am Mbour basket club nekk première division am handisport suñu mbokk waa centre handicapé yi chaque année ñu dem demi-finale wala finale handisport am ay champion judo am ay champion karaté ay champion taekwondo ñooñu ñëpp waroon na mën a am fii ci Mbour ay infrastructures yoo xam ne dinañ fa mën a defee seen sport ci nu mu gën a baaxee bu yàgg ñun ñëpp ku ci doonoon basketteur ci terrain basket bi nekk sa école fa nga ko jànge ku ci nekkoon handballeur ci terrain ba nekk ci sa école fa nga ko jànge football sunu mbedd yi ay mbedd yu yaatu la doon nekk wala ñu am ay bayal yoo xam ne dañ ko doon football wala mu am terrain wala terrain lycée Demba Diop ñu fa doon dajee di fa football ba talent yu bari ci la génne mais actuellement malheureusement bayal yi amoon yëpp jeunes yi dañ koy xëccoog maire bi balaa ñu koy dagg di ko jaay ay étranger yi nga xam ne ay stade la yoo xam ne dañ koo defaroon déjee ko ci ay football ak yu demee noonu actuellement ku nekk xam ne ne ren am nañ 80 équipes nawetaan mais nawetaan amul ren ndax amul terrain bu ñu mën a footballé stade municipal bi wóoratul sax a dugg stade Caroline Faye bii nga xam ne organisé nañ fi Coupe d'Afrique moins de 20 ans actuellement impraticable te pourtant y avait un comité de gestion boo xam ne mairie bi ñoo koy gérer non seulement ku fa organiser marché di nga fay xaalis mais même guddi yi koñ ak koñ wala ay entreprise yu ñëw di fa fooye sax dañ daan fay xaalis sans compter benn partenariat bu ñu amoon ak espagnol yi cette école de football bi ñu fa doon fay xaalis bu bëri mais kenn xamul xaalis boobu fan lañ ko dugal ba stade bi actuellement impraticable nawetaan amul ren daaw situation boobu moo wàcc stade de Mbour deuxième division Mbour Petite Côte daa rëcc sur le plan économique ñi nekk ci quai de pêche bi gis nañ li fa xew ñoom ak mairie bi xeex guddi xeex bëccëg ndax occupation espace bu anarchique ndax di jël ay ticket parallèle di ko fa dugal di jéem a rocc foofu ay xaalis yoo xam ne trésor du ko gis kenn du xam fu xaalis bi di dugg oto yi bu ñuy dugg ak bu ñuy génn rek mën nañu perdre 40 minutes à l'aller wala 40 minutes bu ñuy génn te li anglais di wax time is money temps boobu ñuy perte dafay am incidence négative ci seen productivité ak seen rendement boo demee marché ba marchand ambulant yi kontaanuñu borom cantine yi kontaanuñu waa syndicat ba kontaanuñu grossiste yi kontaanuñu transporteurs yi kontaanuñu clando yi fay ñëw kontaanuñu camionneurs yi kontaanuñu nit ñi koy productif yi kontaanuñu waa hôpital bi boo demee hôpital bu tefes bi ña fay liggéey dañu mujjee taxaw di grève parce que kenn mënatul dugg ci centre bi kenn mënu fa génn loolu yëpp di ay problème yoo xam ne nit ñaa ngi koy dund fii ci Mbour li may wax nii nag mooy bala ngaa élaborer un programme da ngay def li ñuy wax diagnostic bala ngaa bindal nit ordonnance ne que lii moo lay faj da nga koy defar analyse nga xool température am xam ban feebar moo ko dal pour nga mën ko defal nag médicament yi nga xam ne ñoo ko war a faj yii ñuy wax yëpp ci cadre boobu ci lañ ko xamee
si lañ xamee ne Mbour problème yi yëpp am na ko. boo demee si accès aux services sociaux de base dafa am ñaar muy santé ak éducation muy njàng mi ak faju mi bu ci nekk boroom xam-xam yi dañoo réfléchir defar ay programme ak ay normes ni dëkk bu baax bu bëgg tey doom jàng mu correct dafa am ay normes yoo xam ne danga ko war a respecter ay ratio classe bi nii la war a toll taux d'encadrement bi nii la war a dem mooy temps d'élèves pour benn enseignant temps de population pour benn professeur enseignement moyen temps de population pour enseignement supérieur loolu ay normes la yoo xam ne ay UNESCO ak yeneen i ay CAMES ak yu demee noonu ñoom ñooy réfléchir ñu teg ko ne dëkk bu baax bu bugg ay sam njàng dem ci kanam noonu nga war a tëlale sam njàng waaye bu ñu xoolee li xaw fii si Mbour mooy ba tey jii may wax yéen am na ay quartiers yoo xam ne ay abri provisoire ñoo fa nekk si commune bu toll ni Mbour abri provisoire mooy ay néegu ñax yoo xam ne xale yi dañ fay entassé wu dañ fay buuxante di fa jàng fan yële passé am na benn ay image yu ma envoyé benn abri provisoire mooy temps yi ngelaw lu metti loolu mbooyee te poussière bu bëri bi ñaari fan yooyu mu amee woon ñu won na seen quartier école yi ñaari abri provisoire yoo xam ne ngelaw li bu duggee ni mu doon def élèves yi enseignant bi mën na ko xëy na muy protéger boppam tamit moom sol na masque au moins muy protéger aussi ci poussière bi mais élèves yi mu yor presque 80 élèves ci benn abri provisoire kenn takku ci masque kenn amu ci loo protéger woo ngelaw leeg poussière bi mu ngi dugg ci biir classe bi mel noo xam ne kenn ñaanul yàlla sa doom di jàng ci conditions yi mel noonu ba tey jii may wax ak yéen bëri na sunu école yoo xam ne amuñu mur boo demee léegi nii rek ci kaw fii côté Sanc di nga fa gis cité enseignant foofu di nga fa gis ay école yoo xam ne amuñu mur nag yi dañuy traverser école bi jël côté ba côté xale mën na génne ñu gaañ la keneen mën na génne ñu gaañ la oto yi yenn saa yi pour def ay raccourcis ci biir école bi la ñuy fël rek continuer pour bañ a def le tour xale mën na génn rëcc enseignant bi génn dem kenn xamul jamono bi dafa jaxasoo léegi mën nañ ko sàcc mën nañ ko dóor mën nañ ko def lu nekk seen école yooyu yu ci bëri amul toilette wala bu amee toilette yi baaxul wala matul beneen bi mooy carte scolaire bi respecté wuñu ko 42 quartiers war nañ xool fu nekk am ay école primaire fu nekk am ay école secondaire lycée yi tamit ñu xool nañ koy tasaare ci biir Mbour pour respecter ratio yooyu ma leen di wax te école bu ñu ci jël ñu fexe ba classe yi au maximum bu mu dépasser 50 personnes am ay enseignants yoo xam ne tamit mairie bi daf leen di jàppale ci ay renforcement de capacité ak ay formation pour ñu gën a xarañ beneen bi mooy sunu école yi jàngalekat yi fa la ñuy yendu fa la ñuy passer plus de temps que yenn saa yi seen kër yi boo dindee xëy na heure nelaw yi xanaa jaaykat yi fa nekk sunu yaay ya fay jaay fa la ñuy passer plus de temps que seen kër yi xale ya fay jàngee fa la ñuy passer plus de temps que seen kër yi kon environnement ba war na am nu mu mel mooy war na am ay poubelle war na am système de ramassage d'ordures war na am ay toilettes yu baax ndox bi moom warul taxaw parce que ndox moom mooy set kenn mënul ne dina may set te du ma am ndox loolu c'est pas possible waaye école yu bari fi mu nekk nii amuñu ndox ñi fa am ndox yenn saa ay teen la ñuy root te même teen yooyu conditions yi nekk sax du conditions yi nga xam ne moom lañ war a nekk école yooyu war na am li ñuy wax un aménagement paysager mooy war na am ay garab yu nit ñi di féexloo
waaye war na également am ay garab yoo xam ne buñ ko toppatoowee sax mën nañ ci am ay ressources wala rendement boo xam ne dina permettre comité de gestion école bi mu mën ci fay yenn frais yi. boo jëlee benn école nga def fa 100 citronniers lime de Tahiti bi muy def rendement 3 fois par an bu dee rendement bu nekk nga calculer que 5 000 francs rek 3 fois yi c'est 15 000 multiplié par 100 c'est 1 500 000 1 500 000 mën na fay ndox mën na fay courant mën na fay leneen te di nga yaraale xale yi ci toppatoo gàncax comme ni ñu war a yare xale yi ci toppatoo xar wala nag wala beneen mala bu mu mën a nekk parce que ñoom ak ñun la yàlla wàccandoo ci teer àdduna bi pour que ñu mën a dund bu yéwén te nit la yàlla jox responsabilité wu toppatoo gàncax bi ak toppatoo mala yooyu. laxat karam naa banni aadama wa hamalnaahum fi barri wal baxri yàlla moo ne dafa jël doomu aadama mu yëkkati ko mu élire ko ba pare def ko mu nekk dominateur ci géej gi ak ci jéeri ji. dominateur boobu du téye garab yi di dagg dominateur yooyu di jàpp fas yi ak xar yi ak yooyu di leen toroxal wala muusi non non mooy fexe ba organiser leen ba mën leen a jariñoo mu doon loo xam ne lu baax lay doon pour askan wi loolu dañ ci war a yar sunu doom yi moo tax ci école yi ñu créé fa lu ñuy wax foresterie scolaire fexe ba bu amee espace ñu xajal fa loolu xale yi ci seen heure de récréation wala vacances yi ñu mën fa di doxantu di roose ay garab ak di leen taaye di leen toppatoo te recettes yi ci am dafay mën a jàppale école bi ci frais de gestion yi loolu ku nekk xam na ne amul ci école yi fi mu nekk nii ñun ñu ngi ci doon def benn projet pilote ñu ngi ko commencé école Médine bi incha allah bu ñu yàlla dimbalee ci fii ñu jëm bañ pare si dinañ ko mettre à l'échelle mooy école yooyu yëpp dinañ ko fa def sunu mbedd yi war na am aménagement paysager loolu dinaa ci delluwaat maa ngi woon ci école yi donc war nañu respecter carte scolaire bi mais ci biir école yi tamit war nañ fexe ba ñu respecter un taux d'encadrement correct respecter environnement école bi dafay poubelle yu baax fexe ba mu am ay toilettes yu baax yu respecter doomu aadama buñ ne ay xale rek lañ parce que xale tamit mooy nekk mag ëllëg te am na yoo xam ne ay valeurs yoo xam ne ci xale nga koy yare mu mën a sàmm boppam mu fonk boppam mu mën a dem toilette bi dans de bonnes conditions en toute sécurité également yooyu yëpp nag incha allah bëgg nañ ko def ci biir école yi bëgg nañ également cours de renforcement yi parce que actuellement si ñun ñii ñëpp ku ci am moyen sa élève sa doom mu ngi jàng ci école ba waaye bu ñibbee ci kër ga am na ku koy encadrer loolu nag ñëpp amuñu possibilité boobu te ñëpp am nañ droit boobu moo tax war nañu organiser wu pour que même ñi nga amul seen kër yi ci biir école yi buñ neexalee wala boog motiver tuuti yenn enseignants yi wala yenn étudiants yi ñu mën bu élèves yi wàccee ñu mën leen téye au moins bu dee 30 minutes la wala 1 heure de temps ñu def ay cours de renforcement gratuit yoo xam ne maire bi moom mooy motiver ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def matière essentielle yi dañoo nekk ci un monde concurrentiel bi mooy monde boo xam ne dañuy buuxante dañuy xëccoo dañuy jëkkantewuñu nag ci lu bon mais dañuy jëkkante ci ku gën a gaaw ci développement bi Togo amee port boo xam ne mu ngi xaw a buuxanteeg portu Dakar bi ci la ko président Macky Sall da leen xaar leen ma ñëw ci la créé port multifonction Ndayane bi kenn waxatul portu Togo bi fi mu nekk portu Ndayane bi rek la ñuy wax
amoon na temps organisme international boo jël FMI Banque mondiale AFD ONUCED BIT OIT OMS foo mënti dem cadre supérieur ya fa nekk ay Sénégal lañ doon nekk waaye si diggante bi xaw nañu bàyyi sunu loxo ba ay dëkk yu mel ni Bénin ak Nigéria actuellement côté boobu xaw nañ ñu si dab ba boo demee foofu dañuy buuxanteeg sénégalais yi si organisme yooyu moo tax ba ne leen dëkk bi actuellement dëkku buuxante la moo tax ñu fexe ñun waa Mbour tamit ba bokk si buuxante boobu nuñ siy bokkee mooy dañuy préparer suñuy doom boo déggee may wax ne man dugguma si politique pour gagner élection dama dugg si politique pour créer une nouvelle génération loolu moo tax nouvelle génération bi ñu bëgg a créer mooy génération boo xam ne li xew si jamono mooy nouvelle technologie de l'information et de la communication mooy ordinateur yi xarañteef yi mooy science mooy technique mooy ingénieur dans tous les domaines yooyu ñu am ñun Mbour fii ay xale yu xarañ yoo xam ne dañ leen encadré depuis xale gunge leen renforcer leen ngemb leen ba fu ñu dem si concours ñu gagné loolu tamit bëggoon nañ ko def di def ay journée d'excellence si ay matières scientifiques ay matières yi nga xam ne si mooy matières yi gars yi di buuxantee ca kaw loolu tamit bëggoon nañ ko def pour renforcer la qualité au niveau de l'éducation à Mbour toujours si wàllu njàng mi war nañ def ay cours de vacances gratuits yi nga xam ne ñu ngi ko doon essayer di si def ak suñu propre moyen baagoon ci 4e édition bi bu mujj bi ñu ngi amoon 10 000 élèves amoon 21 sites parents d'élèves yi toog fii yëpp ku nekk xam na njariñam léegi école yi ko Philippe ñi ko ñam ñëpp xam nañ njariñam te éducation Mbour yëg na ko parce que depuis un certain temps le lycée Demba Diop de Mbour mooy premier lycée de la région de Thiès te cours de vacances gratuits yi def moo tax ñu gën koo renforcer mettre ko à l'échelle gën ko organiser ba mu mën a gën a jariñ askan wi bu ñu paree ci loolu mooy xam ku nekk xam ne ne bëri na ci ñun ñoo xam ne seen loxo àggu ci ginnaaw dañuy ñëw yenn saa yi laaj la sama inscription doom bi sama fourniture doom bi waaye mairie bi am na ci fonds de dotation yi loo xam ne du xaalisam état du Sénégal président Macky Sall mooy xool ne Mbour am na tant d'élèves am na tant d'écoles am na tant d'enseignants mu jël ci kaw gafaka dëkk bi def ko ci fonds de dotation jox ko mairie Mbour bi naka jëndal ay cahier jëndal ay sac jëndal ay table banc jàppaleel écoles yi pour waa Mbour mais yéen ñëpp xam ngeen ne xaalis boobu kenn xamul fan la dugg élève bu nekk buñ la ñamalee benn bi ak benn kay bu fekkee di nga ci jot bari na loolu nag lañ bëgg mu dañ dañoo bëgg gën a jàppale parents d'élèves yi ci fourniture ak ci inscription yi waaye gën a jàppale également comité de gestion yi ci ni ñuy gérer école yi fayu ndox yi fayu courant bi ak fayu ñi nga xam ne ñooy nettoyer école bi boo demee ba université dëkk boo dem dëkk bu baax boo dem maire ba wala mairie ba ut na benn appartement sa université ba bu ay doomam amuñu fuñ nekk ci université bi ñu mën a am appartement boo xam ne dañ fa mën di fa wéeru loolu am na fépp ba mu des Mbour rek moo ñimee bàyyi ay étudiants am ñuy tumburanke ba ñenn ñi di ñibbisiwaat di bàyyi jàng ñun biñ ko yegee en 2015 boobu ay politique amagul ay am dem amagul si lañ commencé woon di wut appartement à Dakar appartement à Saint-Louis appartement Bambey appartement Thiès appartement Ziguinchor
di si jàppale étudiants yi boo amul chambre université au moins ne appartement boo xam ne boo fa demee di nga fa fekk say doomu Mbuur yoo xam ne dañ am fu ñu wéeru bu ñu xëyee dem jàngiwaat. même avant loolu man sama kër mosuma toog 2003 ak léegi te amul au moins 6 étudiants mbuurwaay yoo xam ne si sama biir kër laa leen yor. ren 10 étudiants ñu ngi yeewoo sama kër bii Dakar parce que dama jaar université xam condition sociale impact ak incidence bi mu am ci résultat wu njàng. ñu bëri seen njàng ngi yàq université c'est pas parce que bëgguñu woon jàng, c'est pas parce que mënuñoo jàng, c'est pas parce que xamuñ ne seeni waajur dañ leen a yónni foofu yàkkamti leen, waaye dañuy nekk situation yi métti, amoo foo dëkk, amoo foo lekk, amoo loo naan ci dëkk boo xam ne xamoo fa kenn da ngay mujj ñibbi si waat. loolu lañ bëgg mu dañ moo tax ñu bëgg ci région mu nekk ñu créé fa li ñuy wax la maison de l'étudiant, ut appartement wala kër boo xam ne mairie bi moo koy jël étudiant Mbour, waaye ku ci am chambre université baax na, ku ci am sa mbokk boo dëkk baax na, waaye ku ko ci amul nga am dëkk boo xam ne dëkkuwaay boo xam ne mairie bi moo koy jël boo demee fekk fa say mbokk Mbour ngeen jàppalante ba seen jàng mën a réussir. ku nekk xam ne ne étudiants yi dañuy am problème wu stage buñ seen diplôme yi pour valider ko yenn saa yi da ngay def ay stage dañuy sonn étudiant Mbour waaye pour am fu ñu defee stage. ñun lu ñu mën ñu ngi ko siy def waaye normalement bu amee une équipe boo xam ne mu ngi bàyyi xel ay doomam, bu amee maire boo xam ne mu ngi bàyyi xel waa dëkkam, war nañ ko mën a organiser ba ku bëgg a def stage ñu wutal ay lettre de recommandation gunge la nga dem defi stage. loolu mooy li nga xam ne moom lañ prévoir ci wàllu jàng mi, li ko dalee primaire ba jëm université. bu ñu paree ci éducation bi, parce que nee naa leen suñu politique ñun du pour élection yi, parce que élection yi moom ku nekk xam na ne ci ndimbalu yàlla lemu na ba pare Benno Bokk Yaakaar gañe na ko. waaye li ñu tax a jóg surtout mooy nañ la ñuy defaree suñu dëkk bii ba mu baax. wax nañ éducation bi li def mooy santé également kuréel gi ko yor ci àdduna bi muy OMS chaque jour ngeen dégg ñu ne vaccin bi kenn waru ko utiliser parce que OMS validé gu ko. OMS moom mooy réguler politique gu santé yi nekk ci àdduna bi yépp. ñoom ñoo ne dafa am lu ñuy wax système référence contre référence. nit waroo soj rek dem hôpitalu Grand Mbour, boo sojee boo geesoo tuuti rek ci koñ bi war nga faa fekk benn poste de santé boo xam ne dañ fa mën a gérer sa soj mi nga war a yow ñeeku ñibbi si. jigéen bu tollu diggante soxla na gynécologue, waaye soxla na sage-femme, soxla na tamit bàjjenu gox boo xam ne dina ko mën di conseiller, di ko wax lan la war a lekk, lan la war a naan, nu mu war a tëdde, nu mu war a doxe ak nu mu war a liggéey ci këram. loolu nag warul sori pour mu am fu mu ko amee ku ko jàppale. bu feebar bi weesoo soj ba weesu poste de santé bi, bu doxee tuuti rek war na daj benn centre de santé bu mu mën a fajoo. centre de santé bi war na fa fekk médecin, war na fa fekk ay technicien supérieur, war na fa fekk infirmier, war na fa fekk sage-femme, waaye war na fa fekk également ñuy naan agent de santé communautaire, ñoo xam ne dañuy conseiller nit ñi, di leen sensibiliser, di leen informer ci comportement yi ñu war a am pour que seen wér-gu-yaram mën a njong. war na fa am également ay politique pour lutter contre ay tuberculose, ay sida, ay paludisme
ak yeneen ay distribution de médicaments distribution de moustiquaires ak yu demee noonu yëpp war na am ci biir centre bi centre boobu tamit warul sori këru nit ñi war nañ ko tas ci dëkk bi ba nga xam ne duñ ne Mbour fi mu nekk nii buñ limoon ñaata centre de santé fi am ñëpp seen xel mi ci centre de santé bu Tefes bi lay nekk pour nga lim fi 3 ou 4 centres de santé ci dëkk bu toll ni Mbour problème lay nekk te loolu warul mën a am war nañ am yeneen centre de santé yoo xam ne dina permettre sa feebar bu weesoo soj nga mën a dem foo xam ne di nga fa mën a fajoo faj mu yéwén bu weesoo loolu nag ñaanuñu yàlla mu bari nga mën a jël nag oto wala ambulance bu baax jël si la ambulance médicalisée yóbbu la sa hôpital ba boo demee hôpital ba tamit nga fekk fa un plateau technique correct ak ay médecins spécialistes yu baax yoo xam ne dina la jël en charge correctement bu weesoo foofu buy waree dem ay Dakar te normalement un hôpital de référence hôpital niveau 3 war na mën a am fii biir Mbour bu waree dem ba Dakar nag au moins ñoom ay ambulance yu baax am ay ambulance médicalisée yoo xam ne ci biir ambulance bi diggante fii ngay jóge Mbour ba bi ngay àgg hôpital Dakar yi ñu lay traité walla ci yoon wi li nga soxla perfusion la walla leneen ñu mën la koo defal ci yoon wi ba keroog ngay àgg loolu mooy un bon système de santé woor nag day ànd ak personnel bu mat sëkk moo tax démb bi ma dajeeg waa école de santé bi am fii ma ne leen góorgóorlu leen ngeen jàng bu baax parce que ci kanam tuuti dama leen di soxla ci kanam tuuti Mbour daf leen di soxla ci kanam tuuti dañuy créer ay poste de santé yu doy dañuy créer ay centre de santé yu doy ay hôpitaux yu baax dañ ko fiy def bu ko defee ñu mën a ñëw ñoom tamit ñu liggéey ci daan fi seen doole jàppale fi waa Mbour parce que waa Mbour tamit soxla nañ un bon état de santé pour mën a song économie bi loolu mooy ñaari secteurs yi may duggoon léegi muy éducation ak santé troisième secteur bi ci wàllu boobu mooy environnement bi ci laa doon wax léegi ne sunu mbedd yi bu ñu organiser woon reboisement bi ñu xool quartier bu nekk analyser suuf si xam ban façon garab moo fa gën a baax man biñ ciy waxtaan dama ne leen woon ci tali yi nañ ci def garab yu mag yu am jëmm yuy jëmmal Mbuur xay yii nañ ko delloowaat ci tali yu mag yépp ñu defaa fa ay xay yu baax waaye ci biir quartier bi dañ fexe ba am ay garab yoo xam ne dafay am ay meññeefteef yu ñuy utiliser boo demee dëkk yu mel ni Maroc foo tourné seen orange yii nii moom moo nekk ci mbedd mi mu boole rafet ak am ay fruits yoo xam ne dañ ko mën a utiliser boo demee ay Tunisie mbedd yëpp ay tàndarma yu rafet ñoom ñoo ko bordé mu boole rafet am ay fruits yoo xam ne moom la ñuy jël di ko paqueté nii boo demoon tey ji supermarché moom lañ ñuy jaay ñun Mbuur fii buñ décidé woon ne dañuy jël 100 000 pieds manguiers ñu tasaare ko ci biir dëkk bi 100 000 pieds manguiers ñu tasaare ko ci biir dëkk bi bu demee ba màgg ñu greffé ko def ko ay mangue kent 100 000 pieds bu fekkee ne pied bu nekk dina génn ci mangue valeur 10 000 francs def leen calcul bi ñaata mooy dugg fi ci Mbuur ci xaalis 1 milliard la sans compter nag lu muy contribuer ci environnement bi mooy ci lu muy raxasee air bi ñu mën a dund nooyi ci air bu baax 100 000 pieds boo ko jëlee tas ci Mbuur dina mel ni defuñ fi ay pieds manguiers ndax Mbuur yaatu gi mu yaatu
te ku sa buntu kër am manguier sa biir am kër am ko doo dem di sànni ji xeer si kër jàmbur pour sàcc mangu. ce qui veut dire que ñii bañ def seen kër yi mangu yëpp parce que dañ naan xale yi dañ fay sànni dootuñ ci am luñ ciy bañ parce que boobaa ñëpp seen buntu kër yi dafay am mangu. beneen bi mooy système de ramassage des ordures ñu am ay poubelles yu baax yu mag ci coin bu nekk am ay oto mbalit yu baax ki àndoon ak Bombardier démb muy Moussa Los maa ngi moom waxtaanoon ci loolu ba mu ne ma mën na ma indil 10 camions yoo xam ne ni loolu dong mooy seen liggéey. bu ñu jëlee loolu boole ko ak defar ay poubelle ñun ñii rek dessiné woon nañ ay façon poubelle yoo xam ne yu ñu waroon yóbbu ci gare routière bi bu ñu jëlee suñu menuisier métallique yi bu leen ko wanee dinañ ñu ko defaral ay poubelle yu baax lay nekk. waxuma la am camion de mais boo amee benn tracteur bu baax rek parce que ni ñu ko dessiné woon boo jëlee fii benn poubelle nga teg ko fi boo ko ñëwee nga lonk ko. avancé booy dem beneen da ngay jël bii lonk ko si bii boo demaatee jël bee lonk ko si bële finalement day mel ni ba ngaa jeexal day mel ni otoraay nga dem tuuri boo paree nga dellu siwaat bu nekk nga wàcc ko feneen. ça coûte moins cher te koñ bu nekk boo jëlee sa mbalit di nga ko mën a génn kër parce que mbalit nag neexul a dëkkandool si biir kër. actuellement boo demee si quartier yu bari rond-point yi saaku mbalit yi la boo ñëwee sele bu yoon bi dañuy tegle saaku mbalit yi moom mooy rond-point bi moom ngay wër pour dem loolu image bu ñaaw la rax si dolli oto mbalit yi rythme bi ñu waree ñëwuñu ko gis naa temps yi sax sunu koñ bi am na benn oto mbalit bu fi commencé ñëw depuis 3 semaines xam naa élection yi waaj ñëw moo tax. bu ñëwee ñaari fan dina toogaat 3 semaines doo ko gis waaw kon boog nañ bàyyi xel ne dañoo war a ut ay oto mbalit yu baax ut ay poubelle ut ay ñoo xam ne tamit dañuy nettoyer dëkk bi bu baax suñu tali yëpp même tali yi bee si fi mu nekk nii boo leen rombee suuf si mu ngi koy waaj a nangu loolu yëpp war nañ ci taxaw. ñu mën a dund ci environnement bu baax bi ci topp mooy environnement nag aménagement da cee ànd noo leen mën a comprendre dëkk boo xam ne amul place publique dëkk boo xam ne amul foo xam ne bu ngoonee mën nga ànd sa njaboot dem toog fa féexlu dëkk bu am plage diggante golf ba gàdd ga te amul kenn ci yéen ku ñemee heure bii nga ne xaaral ma dem féexlu ci booru géej gi kon finalement plage bi lu mu ñuy jariñ xale yi fii dem plage sax dañuy jël oto génn dëkk bi dem ay saleek fu nekk ci côté boobu tamit wàllu environnement la ba tey am nañ un projet d'aménagement wu plage bi boo xam ne dañoo jëloon un ingénieur génie côtier koo xam ne loolu rek mooy xam-xamam mu jël tànkam diggante golf ba gàdd ko mu dox ko 10 fois yor benn drone boo xam ne moo koy assister mu paree defal ñu benn projet d'aménagement boo xam ne mool bi dina ci gis boppam mareyeur bi dina ci gis boppam femme transformatrice bi dina ci gis boppam ku bugg a sangu géej di nga ci gis sa bopp ku bugg a féexlu di nga ci gis sa bopp ku bugg a restaurant di nga ci gis sa bopp ba pare dinañ protéger côte bi ba li nga xam ne mooy dal at yi passé golf mbuur séeréer ak gàdd ga ak tefes mooy géej gi di avancé di yàq seen kër yi incha allah dinañ ko stoppé ba loolu dootul amati te aménagement yi ñu fay def dinañu permettre lépp luñ pertoon si wàllu plage dinañ ko recouvrer waat fii ak 5 ans incha allah projet bu mel noonu
ñun am nañ expérience bi parce que def nañ ko Saint-Louis te ku doxantu biir Saly actuellement di nga gis ne Banque mondiale def na ko biir Saly incha allah dinañ ko àggale biir Mbour parce que jàpp nañ ñun ne Mbour mérité na lu mel noonu loolu mooy troisième volet bi nga xam ne moo jàpp ci environnement dañ ne woon bala ñoo àgg ci yeneen domaines yi bu mel ni administration gouvernance bu mel ni économie numérique bu mel ni ay croissance ak économie bu mel ni économie bleue yooyu yëpp bala ñu see àgg dañ ne woon dañuy toog jox quelques personnes ñu wax ay laaj ci domaines yi nga xam ne jot nañ ko développé bu ko defee buñ paree ñu mën a continuer waat maa ngi leen di gërëm baax di leen sant jërëjëf